jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte teewaat fii soir d'info war a waxtaanee xew-xewu jamono benn bu rëy bu ñu dëgmal boo xam ni ci wàllu diine la sax muy Tabaski bi ak njëkk yi ñu am mbégte dalal Abdourahmane Syll maa ngi lay nuyu. Abdoulaye maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi seetaan TFM yëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi. yow nag ACIS nga bokk yow yaay secrétaire général bi bu ñu nee ACIS ci Faram Facce pour mu leer secrétaire général association des commerçants et industriels du Sénégal. ni mu ko waxee njëkk yi. ndax dafa nekk jamono joo xam ni dafa yitteel nit ñi feetu Tabaski bi ñu dëgmal. denrée de première nécessité yi booy seet lépp a yokku. loo xam ne donc amul naatable xëy na ñuy jéem a seet lan mooy cause yi encore une fois. conséquences yeeg lan moo ci pexe. yéen commerçant yi à votre niveau nu ngeen ci mën ngir jàppale askanu Sénégal lu ci état bi mën lu mu ci def ñu jéem koo seet inflation bi. lu ko waral denrée de première nécessité yi. jërëjëf sëñ Ablaye maa ngi lay nuyuwaat encore. di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk. à travers TFM di la gërëm ci dalal gi. ñu war a waxtaanee nag lu am solo loo xam ne waxtu jekk la ngir ñu waxtaanee ko muy situation d'inflation bi ñuy dund suñu jëmee ci tabaski bi nga xam ne période la bu am lu muy représenté bu rëy ci Sénégalais yi waaye dafa fekk ne lu yàgg la. lu yàgg la parce que mi ngi commencé en 2020 bi li nga xam ne Covid bi amoon na ci àdduna bi yépp donc mu nekk loo xam ne Covid bi bette na dëgg la. waaye bi Covid bi xasee am. créer une situation mën naa wax ne de confinement généralisé ci àdduna bi yépp. ci lañ xamoon ne du mën a ñàkk mu produire ay effets. mais léegi lañ ko gën a yëg effectivement oui. mais xamoon nañ ne du mën a ñàkk mu produire ay effets ci dundinu doomu aadama yi. ci àdduna bi yépp. léegi nag day séddalikoo ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu nekk réew yoo xam ne li ñuy jëfandikoo lépp wala boog li ci ëpp dañ koy jëggaani ci bitim réew bu situation bu mel noonu amee ala kulli haal ñoom ñoo ci gën a loru ñooy gën a yëg jafe-jafe yi. Sénégal nag dafa bokk ci catégorie réew yooyu. loolu moo tax depuis bu yàgg boobu tey ñi ngi commencé woon di dund effet yi li nga xam ne mooy Covid. waaye bi ñu doxalee tuuti guerre bi am ci Russie ak diggante Russie ak Ukraine tamit dooleeku ci. moom it am na lu mu produire ci ay effets yokk ci li nga xam ne moom la fi fekkoon. waaye loolu lépp buñ koy faram-fàccee. danañ ko mën a xayma ci ñetti yëf ko ñaar wala ñetti yëf bu baree ba bare. bi ci njëkk mooy li ñuy jëggaane bitim réew fañ ko daan jëndee ji dañu gis ne dafa yokk. yokk bu jéggi dayoo prix d'acquisition bi yokk na waaye transport maritime bi moom moo ci gën a yéeme ndax dafa jóge ci benn di dem ba ci juróom sax mën naa wax. léegi loolu nag bi mu ñëwee ci biir réew mi nga fekk si ci yeneen ay frais yoo xam ne xëy daan na ci tege. muy ay taxes ay impôts ay ainsi de suite yooyu sax dëgg la bëri na ci yoo xam ne xaj na état bi dindi na ko waaye ba tey situation bi àgg na foo xam ne du tee mu diis ba léegi ci ki nga xam ne mooy. consommateur bi effectivement parce que commerçant bi intermédiaire la rek. mais ci consommateur bi enfin moom mooy subir conséquences yi. moo koy yëg même su fekkee ne commerçant bi tamit en même temps. consommateur la effectivement parce que on est tous des consommateurs. loolu mooy li nga xam ne moo waral vraiment jafe-jafe yi dëgg-dëgg. yokkute prix d'acquisition bi pour tënkaat ko ak augmentation de manière exponentielle fret maritime bi. ak yenn frais yi nga xam ne à l'interne la mais ci yu mujj yooyu nag am na ci bari yoo xam ne teggeeku na waaye taxul it mbir mi woyof. mais léegi bu dee jafe na sax xëy na mu yéwén maanaam mu disponible sur le marché. ndax ak fête bi ñu dëgmal ay pénurie du am wala yenn ci produits yi manqué. waaw loolu moom dama ci profiter maanaam tirer chapeau commerçant yi. ndax Sénégal réew la moo xam ne léegi ni ma ko waxee ci sama njëlbeenu wax li ñuy jëfandikoo lu ci ëpp dañ koy jële bitim réew. mais lu situation yi jafe-jafe du tee ñooñu nga xam ne ñoom ñoo sasoo loolu di commerçant yi dañuy xaar seen tànk tubéy saa su ne di fexe approvisionner marché bi ci mboolem type de produit yooyu nga xam ne soxla nañ ko te mënul ñàkk rawatina
bu ñu jëmee ci événement yu mel nii lu mel ni koor gi ñu génn gis nga koor yi fi am yëpp durant Covid bi ak après Covid bi du ma wax sax ne après Covid parce que Covid ba léegi mën naa wax ne jógu fi. fan yi waaw mi ngi xaw a kiiwaat mi ngi jébbiwaat mais événement yi fi am yëpp ba ci bii doo ci sentir ne pénurie day am yokkute gaa day am mais pénurie moom ñu ngi koy assuré kon donc loolu tamit effort la boo xam ne ñu ngi koy def bu mat a saluer bu fi may wax ak yow nii dégguma fenn fu ñu waxee ne pénurie mën naa am ci produit yi nga xam ne moom la ñuy gën di soxla ci feetu tabaski bi moo xam muy soble wala muy pomme de terre wala yeneen yi ci aju yëpp waaw mais justement yaa ko tudd soble ak pomme de terre xel dem ci xaw ma kan moo lay summi waaye loolu it comme fii lañ koy defaree ndax xel mën na nangu muy yokku bu ñu jàppee ni ngay wax produit yi ñuy jéggaani ji yooyu sax xëy na xel nangu na ko mais lu mel ni xeet yooyu ñuy jëfandikoo fii waaw su fekkoon ne chaîne de valeur bi yëpp xañ na dara du ci génn ci biir réew mi mën nañoo wax ne produit yi ñuy jëfandikoo ci biir réew mi moom mën naa bañ a yokk waaye nag intrant yeeg yu ci aju yu bëree bëri dafa nekk loo xam ne lu ñuy jëggaani la donc xañ na loolu mooy influer ba tax même su fekkee ne ci réew mi lañ koy defee tamit bu ñu demee ba ci cappaandaw nga gis ne prix bi dina yokk même bu fekkee nag waaye nag mën nañu constater ne wax dëgg yàlla moo gën a woyof yokkute boobu mooy gën a woyof par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy jëlee bitim réew donte ñun li ñuy defaree ci biir réew mi moom bariwul. c'est vrai bu ñuy seetee ba ci carburant bon gasoil bi. nga xam ni dafa yokk donte essence bi yokkul. et gasoil bi lu ci bëri bu dee transport la wala ni ngay wax intrant yi jëm ci yi nga xam ni dañ koy liggéey. xaaral ma cokkaasal la bu ñu waxee pomme de terre ne soble xanaa dañ wax xar yi yéen xanaa yitteewu xar yi tamit yitteewu leen ndax. marché bi yi gën a yomb yi ñuy dégg ay 90 000 ak 100 000 la ñuy dégg te loolu sëñ Sil nag du ñëpp a koy mën a. waaw effectivement lu am solo nga wax xam nga xar moom bokk na ci li gën a cher jamono yi. ñëpp constaté nañ ko donte sax da ngay romb xar yi ñu bari. sa xel dal nga ne amaana bari na xañ na kon du jafe mais boo ci xoolee ma ngay bëgg. danañ la wax loo xam ne da nga xam ne carrément yombul. mais loolu tamit lu ñu mën a comprendre la parce que ku wax xar wax xont te xont bi ñuy jox xar yi xam nga ne yombul parce que Sénégal nawet bi ñu génn moom demewul woon noonu donc ngooñ déjà amul bu dee ripaas bi boo laajee borom xar yi yokkute bi ñu la wax ni moo ci am sax maanaam day jafee comprendre waaw ndax nu mu jéggee dayoo loolu nag mënul ñàkk a répercuté wu ci prix xar mi bu fekkee borom xar mi moom mi ngi doon def lépp li war ngir xaram bis bu ko taxawalee pour jaay ko bu ko gis xemmeem ko donc je pense que loolu mooy li waral yokkute bi. alors yéen lan ngeen di xaar ci taxawaayu nguur gi donte ci weeru wala ñaari weer yee weesu 50 milliards bàyyi woon nañ ko ni nga wax ci ay taxes ak yu demee noonu pour mu gën a yéwén mais lu ngeen di xaar ci nguur gi xëy na ban levier la ñu mën a utiliser pour njëkk yi. bañ a continuer di yokku. effectivement xam nga problème yu mel ni su amee il faut ñu jàngat ko jéem ko wutal ay solution te problème dafa nekk un problème boo xam dafa récurrent maanaam at mu jot rek. danañ toog waxtaanee lu mel nii. wala xew-xew bu am. wala xew-xew bu am rek ñëw dal suñu kaw voilà yooyu nag su amee amaat. day baax nga jàng ci li weesu. pour mën a waajal ëllëg. te gouverner c'est prévoir. oui mais donc, avant solution long terme bi. solution à court terme. ci laa jëm si donc solution yooyu solution court terme yooyu. comme yi nga wax ni montant bu rëy boobu nga tudd. wax ne état bi jël na ko mu dugg ci cadre ay subventions pour yëf yi mën a gën a yéwén lu am solo la mais loo xam ne la mënul sax. oui te it état ay taxes lay dunde donc booy xool sax daanaka dala koy jox ci loxo bii rek. jël ko ci beneen bi. te loolu mooy expliquer en grande partie yokkute bi nga xam ne am na ci pétrole ci kii bi comment dirais essence bi. parce que effectivement essence bi mooy gën a oyof non essence bi la. super bi parce que mooy gën a oyof ndax transport en commun bi. sànq dama ji bi may waxu gasoil c'est vrai essence super bi moo yokk. du laal transport en commun bi du laal boulanger yi. peut-être am na yu bari yoo xam ne du ko laal. donc kon yenn sénégalais yi nga xam ne peut-être ñoom yor nañ oto yoo xam ne essence la ñuy jël ñoom ñooy supporter kii boobu. waaye lu mën a am rek c'est pour compenser lële kon da ngay xam ne loo xam ne la rek mënul sax donc solution court terme yi moom c'est pour gérer situation bi nii ci urgence bi mais ñun dañu jàpp ne il faut des solutions long terme. solution à long terme yooyu nag. ban ngeen je pense que mi ngi à notre portée. ndax mooy président sax damay dégg mu koy wax
produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Je pense que loolu lu mën a nekk la parce que bu fekkee yàlla dogal na yow am nga suuf yéen nag jiñ nañ leen ci yu bëri nee nañ du ngeen investir justement ci yooyu commerçant yi li ngay wax importé la ñuy def indi ñëw teg jaay seen benn doom wala seen jarbaat la ñuy jël teg ca gannaaw comptoir ba donc doo créer emploi doo wala kuy investir ci yéen it bâtiment rek ngeen di tabax loolu moom loolu ay rentier loolu sax duma ko miim parce que constat la mais tamit il faut ñu xam ne am na ay prémices yoo xam ne c'est pour changer la donne pour jéem a te ñun ACIS moom ci logique boobu en tout cas lay dox ñun def nañ ci ay réflexions yu profondes def nañ ci sax benn forum boo xam ne sur le commerce et l'industrie la je pense que ci mois de mars bi génn la c'était les 10 11 et 12 mars 2022 document bi génn na lu ngeen fa jot a tënk pour industrialisation waaw dañu jëloon ay thèmes yu bëree bëri industrialisation nag daf bokk benn la woon ci thème l'industrialisation à l'ère de la ZLECAf parce que tey bu ñu demee ci période boo xam dañuy waxu ZLECAf la ñuy wax mu war a créer un marché commun kon il faut rendez-vous lay nekk boo xam ne donner ak recevoir nga am loo fa yóbbu il faut yow nga préparer am loo fa yóbbu sinon boo préparer wul pour am loo fa yóbbu da ngay nekk un éternel consommateur exactement da ngay dem di jëli rek waaw effectivement donc kon il faut exigence la ñun loolu noonu lañ ko gisee noonu lañ ko tënkee également ñi ngi ciy dox di ci wax pour que au moins ñu commencer vraiment poser les premiers jalons vers une industrialisation collective mais industrialisation bi gën Sénégal je pense que mooy boo xam ne boo wax industrialisation transformation nga wax bien sûr donc bu fekkee am nga suuf solution à long terme bi ci laa jëm soo xam ne dafa tàlli vraiment am une population active ba pare tamit yow am naaj bu fekkee cadre énergie yooyu yow am nga naaj presque ci anam yoo xam ne yu raar la donc boo fexee ba créer li ñuy tuddee la maîtrise de l'eau assurer la maîtrise de l'eau je pense que lépp loo xam ne lu ñuy jéggaane bitim réew la rek war nañ koo mën a produire fii ba ci blé bi blé bi dégg naa ci vallée bi mën nañ ko fa bay coow li kañ mooy le rendement à l'hectare ñi ngi naan 2 tonnes hectare wala 3 hectares tonnes doy na wala doyul pour nga xam ni dina am solo ci yooyu la ñu nekk même suñu defoon étude bi ba gis ne maanaam rendement bi amul mënuñoo bay blé génn ci su boobaa nga fexe am yi nga mën a bay nga bay ko ba pare ne wax bu boobaa yow dina am ngay dundee loolu yow wala boo ci bay lu ëpp li ngay dundee te mënoo ñàkk blé su boobaa li ngay exporter ci blé ci sa surplus bi li nga xam ne moom nga mën a produire mais su boobaa tamit boo dee importer blé président association boulanger yi ñëw na fi tukulóor yi ak séeréer yi xam naa dinañ ci bàyyi xel ak Tabaski bi ñu dëgmal donte ndawal li dina bëri ñoom foog ñu soos def ci mburu juróomi céréales au moins yoo xam ne fii lañ koy béyee fii la toog wane ne mën nañ defar mburu effectivement à partir de céréales donc loolu raison de plus la pour que ne ñàkk a mën a bay vallée bi ñàkk faa mën a bay blé sax du aw lay kon parce que bu fekkee blé maanaam finalité bi li ngay dewee blé am nga beneen céréale bu ko mën boo xam ne mën nga koo bay ci réew mi kon donc je pense que c'est pas une fin en soi pour bay blé kese donc je pense que li ma la wax mooy solution bi mi ngi à notre portée am nañ toutes les potentialités peut-être wax dëgg yàlla xaj na volonté politique bi daal xaj na moo des waaye bis bu ñu ci sooboo jëmbat ci fulla du yàgg dara Sénégal moom lépp lu ñuy jëfandikoo maanaam fii lañ koy produire loolu sans publicité ñu mel ni Auchan gis nañ ni amoon na ay jamono nit ñi dañuy wax kaas lu tax ñuy bàyyi enseigne ñu mel noonu mais yéen ACIS xalaatu leen tamit à votre niveau ngeen lëkkaloo seet nu ngeen di ubbee ay chaîne magasin yoo xam ni ñoom ngeen di defit di fa jaay nga xam ni Sénégalais bi bu buggee jàppale doomu Sénégal dem jëndi foofu ay produits effectivement ñu ngi koy xalaat bu baax a baax sax parce que moo gën toog di coow ak di kaas rek lu tax ñooñu di fi ñëw non effectivement mais bu ñu ñëwee gën a yombale. non te li ñuy jaay baax na nit ñi dañ bu dul loolu sax maanaam booy xool ñun suñu marché yi dafa bokk ci suñu plateforme revendicative benn point bu essentiel muy l'insalubrité dans les marchés. dafa dem sax ba poser un problème de santé publique. te le client est devenu de plus en plus exigeant. am na yenn conditions yoo xam ne am na ñoo xam ne
nangootuñ di ci jënd lu ñuy consommer. vraiment donc loolu mooy tax ba ñun tamit. di fa dem sax. voilà dafay jënd sax voilà ba fay parce que jënd effectivement donc loolu peut-être faute bi incombé wul aux commerçants. donte ñoom ñoo nekk ci marché yi di fa jaay. mais xam nga marché yi ñu ko gérer mooy municipalité yi. xaj na peut-être ñoom seenu liggéey sooxe na ci fànn boobu. ndax marché sax war nañ koo mën a defar ba nga xam ne boo fa duggee maanaam ci condition d'hygiène waaw du wuute ak grande surface bi. oui moo xam tur boo ci mën a wax. donc je pense que loolu moom seen faute la liggéey bu ñu war a def mais ñun tamit à notre niveau bëgg nañ vraiment créer ay alternatives par rapport ak lépp loo xam ne lu ñuy gis ne. ay actes yu ñuy posé la ci secteur bi te peut-être du waa réew mi ñoo koy def parce que au moins pour nga offrir benn opportunité sénégalais bi nga xam ne peut-être moom bëgg na dund patriotisme économique am mu am choix ne serait-ce que pour loolu rek daf koy jar donc bokk na ci suñu ay projet ñu ngi ciy xalaat bu baax a baax daf fekk ne lu sotteegul rek jarul ngay di ci étaler di wax yoo xam ne c'est pas encore concret et tout mais wallahi ñu ngi ciy xalaat amal na ni ñu ubbiwaatee tamit frontière bi ak Mali gannaaw sanction CEDEAO yi ban njeexital lay am ci wàllu commerce bi yéen xëy na ñi nga xam ni fa la ñu jublu woon soo xewoon na ci seen côté bu baax effectivement parce que Mali li doon trafic bi je pense li doon jógee du ma abuser ci chiffres yi mais xam naa ne c'était extrêmement important donc bu ñu xëyee ko xayma ci 400 milliards effectivement donc bu ñu xëyee un beau jour rek couper loolu de manière brutale dina metti lool ci ñu bëree bëri donc gëm naa ne sax am na ñoo xam ne yóbbu na leen fayit parce que bu fekkee yow da nga concentré woon ci benn secteur rek nga xam ne yow loolu rek nga xamoon mu xëy dagg pendant des mois te say charge fixe dara du ci changé te yow liggéeyatoo sa activité doxatul loolu dafa metti donc bu fekkee ne nag ubbiwaat nañ ko dañ ciy sant vraiment di ci félicité wu mais également di ñaanal mboolem mi nga xam ne ñi ngi doon yëngu ci secteur boobu de manière directe ou indirecte suñu borom tegaat leen ci yoon ba ñu retrouver waat vraiment seen situation d'antan ci nu xam naa ci commerce beeg marché bi ngeen di yëngu mais situation politique bi tamit amoon na njeexital si seen activité bokk ngeen ci commerçant yu ñu dégg ñu wax sax ba opposition bi yenn ci manifester yu ñu mujjoon a bëgg a def ñu teg ko ci suuf situation politique tamit bu stable dafa soxal ñi nga xam ni mooy seen business bi ngeen di def effectivement parce que yan kàddu ngeen di wax politiciens yi waaw xanaa xaj na sax du ñu leen prêcher du ñu leen yedd du ñu leen digal parce que amaana tuuti nañ ci mais nag réew mi moom mais day baax ñu leen di faral di wax effectivement dañ leen di fàttali ñoom politiciens yi yëpp nag ak fu ñu mën ci bokk moomu ñu réew mi dañ ko dafa am ñuñ ko bokkal effectivement réew mi moom ñëpp ko bokk li la may liberté def lu mën a doon rek daf la sas nga bàyyi waale xel liberté say moroom comme ni ñu koy waxee la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres donc ñu xam ne tamit ci lu dul ak dal dara mënul sotti stabilité dafa bokk ci li nga xam ne mooy doxal réew mais comme yàlla dogal na tamit Sénégal c'est un état de droit en tout cas moom la ñuy wuyoo parce que am nañ ay chartes ñuy ñaax à ce que ñuy respecter chartes yi de part et d'autre yu respecter règles yi bu ko defee loolu mooy jur jàmm parce que bu fu ci jalgati amee rek moo xam muy côté opposition wala côté pouvoir su boobaa dina indi xëccoo te xëccoo politique day waral instabilité te loolu baaxul ci économie parce que non seulement day ralentir activité économique bi mais également da koy bloquer parce que day dàq investisseur donc je pense que loolu c'est quelque chose de très important. yaa ngi wax waxi investisseur ñi ngi dëgmal 2023 njaayum gaz ak pétrole ndax yéen ACIS yéen a ngi waajal échéance boobu effectivement loolu moom bu ñu déggee commerçant industrie bu am solo la effectivement loolu moom lu am solo la mais nag mbirum pétrole ak gaz su fekkee dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu bees la fii ci réew mi nga xam ne nit ñi xamuñu ko on a peur de ce qu'on ne connaît pas loolu c'est un principe donc état bi moom day gàllu ci ndoddam dafay gàllu ci ndoddam
moom mu def vraiment waaw wàcc ci terrain bi wax ak nit ñi débat bi ñu wàcc ko au ras du sol. parce que booy seetaan ñu ciy wax ay termes techniques waaw day kawe de telle sorte que yow du la intéressé. te bu fekkee yow pour nga jariñu ji da nga cee war a injecter ay fonds ngay injecter ay fonds ci loo xam ne yow tu ne le comprends pas loolu ça devient problématique donc je pense que ñoom ñoo war a wàcce niveau bi xam ne pétrole la ñu considérer ko comme yeneen comment dirais-je yeneen ressources yi nga xam ne miin nañ ko ñu waxtaane ko ba mu dugg ci bopp ki nga xam ne amaana sax moom jàngul waaye fii amul lenn lu fi ruqe wala lu fi jafe ba mënuñ koo expliquer nit ki ci ay wolof yu leer ba mu xam ndax dal nam xelam wala dalul xelam bu ko defee mu dugg ci sinon bu loolu amul peut-être ñu néew ci réew mi amaana ñu dugal ci seeni loxo mais li ci ëpp day delluwaat rek ci ñoo xam ne bitim réew lay jógee mu nekkaat benn genre su ma xam nga ndax la baat bi dana diisam déet waaye néocolonialisme. wala malédiction du pétrole bi ñuy wax. wala malédiction du pétrole bi ñuy wax ci yeneen réew yi. loolu tamit musiba la donc je pense que il faut daal ñu xam ne léppi Sénégal lu mën a doon rek c'est pour les Sénégalais. donc nañu privilégier les Sénégalais bu ñu jàppee ne mbir mi xaw naa jafe ci ñoom ñu comprendre ko ñu saisir ko ñu leeralal leen ko expliquer leen ko de manière très claire bu ko defee ñu ànd ñun ñëpp dugal ci suñu loxo. ngir njariñu askan wi. seen digganteeg ministère commerce ak ministère bi est-ce que ratax na est-ce que yéen a ngi waxtaan nu mu demee. waaw pour dire vrai xam nga ñun nag dañuy yàlla dafa dogal ñun moom ci digg bi rek la ñuy kii moo tax. xaj na yooyu nag tax na ba parfois du ni mu war a demee dëgg du ñuy demee mais wax dëgg yàlla gis nañ ne ni ñu war a boole ci mbir yi des na bu baax a baax. amaana nag xaj na peut-être. ba ñuy soog a jóg dañu jàppoon ay xale yoo xam ne rek amaana jëmuñu fenn wala yooyu mais xañ na loolu moom. yéen a ngi ci ñaata membres. waaw ñun on a plus de 10 membres à travers 10 000 membres. 10 000 membres à travers l'association bu ndaw. non du bu ndaw à travers. lu ñuy wax ak lu ñuy def war nañ leen ci boole dans toutes les régions dañ fa am ay sections. te loolu moom c'est prouvé donc soxla nañ ñu gën ñu impliqué ci mbir yi. parce que tey jii may wax yow. Commerçant yi nekk ci réew mi yi ci nekk en activité je pense que pourcentage bi ci gën a kawe ci ñun lañ bokk donc bu lépp lu ñuy waxtaanee malgré ngeen fi fekk ñeneen ñëpp romb ngeen leen côté boobu. effectivement parce que tout simplement association bi c'est une association jeune doublement jeune parce que nouvellement créée mais association composée de jeunes commerçants parce que tranche d'âge bi mën naa la wax na la jéggiwul 45 ans jëm kaw daanaka donc te ñi yore commerce bi jamono yii di xëy ak wàcc ce sont les jeunes il faut qu'on se dise la vérité donc loolu moo tax ba ma wax ne ñun ñoo gën a représentatif ci association yeneen yi nga xam ne ñi ngi ci kii bi léegi loolu nag su amee lépp looy doxal ci secteur bi maanaam ci économie sax laa bëgg wax man de manière générale lu ñuy wax ci économie ci réew mi dama jàpp ne war nañu ci boole bu fekkee ne ci commerce la nag particulièrement ñun kenn waruñu ci jiitu mais gis nañ ne loolu des na inclusion boobu amul dëgg yàlla des na ñun nag réclamer wuñ dara mais de toute façon loolu li muy jur mooy bu fekkee da nga bëgg a def dara ne dama koy def pas ak les vrais acteurs soo demee ba ci cappaandaw yi résultat bi ngay pas peut-être les vrais acteurs mais bon li ëpp ci waaw li ëpp non dama juum sax parce que c'est des dama juum effectivement merci beaucoup ci kii bi du ma ko def ak la plupart des acteurs su boobaa li muy jur mooy maanaam faisabilité bi tey boo demee ba cappaandaw ja amaana na nga ko bëggee woon duna demee waaye nag su fekkee da nga koo def ak ñi ëpp ci acteurs yi wala pour ne pas dire ñëpp ndax amaana unanimité jafe na su boobaa di nga am peut-être li nga bëgg mais xam nga tey ci commerce nga bëgg ni ma la présenté ACIS nii te yàlla xam na ne loolu mooy dëgg nga bëgg a sumb benn waxtaan ci secteur bu mel noonu te doo ci boolee ACIS dafay mel ni loolu c'est vouloir une chose et son contraire à la fois. pour ñu tàggoo xëy na Abdourahmane Sy dalalaat xelu yenn séeréer yeeg tukulóor yi ñuy seetaan rek ci tabaski bi ñu dëgmal que njëkk yi dina yéwén waaye it produit ci marché bi dina yéwén incha allah. waaw njëg yi moom xam naa ne yombut. te comme niñ koy defee niñ ko miinee ñu koy gis ñu gëmloo Sénégalais yi ne leen
prix yi lii mooy prix parce que problème bi posé Sénégal mooy problème de vérité des prix mooy gouvernement bi day génn daal ne lii lu ne mu ne lii lay jar fixel ko prix te sénégalais bi moom bu demee ci marché ba di jënd day gis ne demewut noonu loolu nag li koy waral mooy maanaam mooy li ma la wax léegi rek mooy jël ay décisions yoo xam ne à la place des autres nga ko jël parce que commerçant dafa am benn constante boo xam ne du changer ci moom mooy prix de revient égal prix d'achat plus frais saa bu xamee prix de revient am kenn mënul wax ba mu jaay à moins de loolu nag mooy waral kenn du jaay ci perte mooy waral parfois nga dem dégg ñu ne prix bi lii la nga dem gis ne du loolu waaye bu dee cadre kon donc yokkute bi moom mën naa am prix yokku na loolu ñëpp constaté nañ ko di wax lu safaanoo ak loolu nit ñi dem ci marché bi duñ fa gis loolu bëgguma ko waaye nag manque gi moom wax dëgg yàlla dégguma benn produit bu ñu signalé wax na dina manqué. kon da nga bëgg wax Mamadou Mouhamed Ndiaye amul lay buy ñibbi na yóbbu kuy ba nga xam ne moom la ko jeegam laaj bu demee naan fu xar daa manqué ki demee noonu xar moom nga xam ne da ko teg ci teeyaayu bakkanam xar moom bu dee manqué bu dee kaddu xar nag dama ciy xaw a teey tuuti ndax wax dëgg yàlla ay commerçant lañ rek waaw xar moom dafa xaw a man yàlla daa def ay bés xaw naa wute tuuti dem naa ba mais li ma gis daal li gis nañu daal bu jaar nag foo romb moom Sandiara foo romb moom bu yoboo nga xam ne xar yaa ngi xar yi moom mi ngi fi moom ci pour le moment dama xamul ndax gars yi dañu jënd xar yi dénkaane foofu ba léegi wala déet ba Tëngéej bi may romb ñu ngi fa man kañ Mouhamed Ndiaye laay sànni xeer boo xam ni amul lay non mën naa am lay parce que ñu bari dañuy jënd ba pare dénkaane foofu xar parce que duñu am fu ñu ko denc ànd na ak yow ci wax mais nag du yomb moom ci nag ànd ak yow ci Abdourahmane ñi ngi lay nuyu jërëjëf Ablaye di la gërëm di la sant di ziar waa ACIS yi nga xam ni kuréel googu nga fi ñëwaloon Mamadou Mouhamed Ndiaye teew na fi moo leen di faram-fàcceel xibaaru marax yi gannaaw si dañ dellu siwaat mottali soir d'info ci kàttanu borom bi ci nasaraan lay doon jërë ngeen jëf